sa kër dafa bëri ay mbóot jinax kut wala weñ utiliser nga produit bu nekk waaye amoo ci pexe woowal waa Sawara entreprise ak ñoo ca xarañ traitement anti cafard anti acarien bactéries moisissure seen liggéey set ànd ak professionnalisme wooteel si 77 552 64 19 ñu ñëw sa xol sedd régler sa problème. Avec sa technologie Pro Laser X3, Elixir du bàyyi benn imperfection ci sa yaram day dindi lépp luy tache, rides, boutons, cicatrices, vergetures maanaam réew ci sa yaram ci diir bu gaaw te sa der day gën a rafet. La gamme Elixir, spécialement conçue pour rendre votre peau plus belle, douce, sans aucune imperfection. Scientifiquement formulé aux États-Unis et composé d'huile merveilleuse, le défrisant Profective Mega Growth procure tous les bienfaits à vos cheveux. Pour de beaux cheveux forts et résistants, je choisis la gamme Profective. mbokk yi déglu leen dama leen a bëggoon a boole ak ki nga xam ni mooy fajub cosaan ci ay produits yoo xam ne lépp mi ngi bàyyeekoo ci gàncax gi maanaam lépp di ay plante ci lay jaare faj la mbokk yi kooku mooy Cheikh borom produit yu baax yi yow mi góor wala ngay jigéen koo mënti doon nga am feebar bu la jaaxal ñëwal setti Cheikh borom produit yu baax yi nga am tànk yu ruux wala tànk yu metti setsil Cheikh borom produit yu baax yi pajum Cheikh soo koy jëfandikoo di gis résultat ndoxum siti hémorroïde prostate naka noonu ngay am chute de cheveux maanaam sa karaw di daanu nga am leel bi jaaxal la lool dina la jox ay produits yoo xam ni boo ko ci defee sa karaw dina dëgër ba noppi borom leel ba dina ñëwaat saxaat karaw nga néew kattan ñu ne góor warta néew kattan ci moom tooñ la moo tax Cheikh dina am loo xam ne bu la ko joxee sa kattan dina gën a bëri sa doole dina gën a bëri jëlal 78 116 15 48 78 475 06 06 70 592 93 94 Serigne Cheikh borom produit yu baax yi. Juliette bii paa nag yow yaay dem chaque jour man maay dem photocopier damay ran ba sonn. T'inquiète dinaa ko photocopier mais yow booy war nañoo concentré wu nag xool nu ñu organiser woo. ñu tase fac di réviser parce que je te dis examen yi léegi c'est pour bientôt léegi mu commencé te suñu anticiper wul moom je te dis daf de problème la doon si ñun. toi man commencé woon naa def ay recherche. yow def nga ay recherche. xam naa am na yenn yoo xam ne dinaa ko dem imprimer. mais métti na. c'est déjà cool loolu rek baax na. loolu yëpp su weesoo am na kaa bu ma la war a tegal de. loolu duñ ko kaawee fii après. salaam Moussa na bàyyi nga ma de. gëj naa la gis de. ba jàmm la. salaam kay. kon gaa baax na. Mariam. ça va. Vu que tu ne décroches plus à mes appels kay est-ce que mën naa waxtaan ak yow 2 secondes s'il te plaît. bien sûr mën ngeen waxtaan man dama doon yow dem sax. merci beaucoup. xoolal yow on s'appelle dégg nga. dinaa la woo. on s'appelle. jox ma loxo bi rek. Mariam xanaa nga décrocher samay appel wala nga tontu samay message c'est le minimum entre nous. Moussa yow xam nga le mot minimum yow boo ko xamoon di nga ma def li nga ma def l'autre fois yow nu muy ànd ak nit nga ñëw di ma interpeller di wax lu kenn xamul. ok lu tax nga wàccee sa bopp nii depuis kañ nga am comportement yi Moussa. du question de wàccee sama bopp yow naka laay ñëwee ci yow di wax ak yow calmement parce que décroché woo samay appel léegi après nga ñëw di ma yuuxu nan ma ay booy ñëw sama kër rek may tàggu yow kañ laa daan ñëw sa kër di la tàggu mais loolu moo ma énervé
en plus nga ànd ak brode boobu xaw ma kooku kan la je te dis une chose kooku du sa bagage. je t'arrête gis nga kooku génnee ko ci sama débat man ak yow est-ce que yaa ngi may dégg. bon Mariama man li may def yëpp c'est juste pour te reconquérir lépp yow yaa tax ma koy def. bu dee ak comportement bi moom doo ma mës a am ci àddina yow loolu xam nga ko sax. conquérir. boobu ba léegi nag j'essaie d'être gentil avec toi je veux pas être méchant wala négatif ak yow maa ngi lay jéem a dugal ci benn game boo xamante ne nanguwoo ci dugg ak man je te conseille nag d'être calme nga wax ak man normalement ok Mariam si tu savais tout ce que j'ai enduré à cause de toi. Moussa yow lan nga enduré nag man lan dis-moi am nga fit nag. Ça se voit que tu n'as rien compris mais laisse tomber c'est pas grave dama la wax benn affaire mu leer sa bopp xool ma mën nga nekk ak góoru Sénégal njaay yëpp mën nga fréquenter ku la neex mën nga ànd ak ku la neex mais àdduna du yàgg ba nga dund ak beneen góor bu dul man yow man maa la moom je m'appartiens man maa la moom te àdduna du yàgg ba nga nekk ak beneen góor bu dul man est-ce que yaa ngi dégg defal loolu sa bopp ngay dof lu nii tu es à moi loolu def ko sa bopp bi na leer dégg nga xawma lii gars yi xaw ma ko lii si boppam laa xamul brosé ko léegi yii bu ñu amul sens dëgg fleur yëpp laay posé mu dee benn yoon ñëpp noppal li mu fi indi du ay rose fleur rek ay rose fleur yi moo fi indi kii lu muy jàpp biir ni lan la lu koy metti xale bi mu commencé wékk wékk booy wuy ma jàmbaar calme-toi defal ndànk mën a guufee juddu heure bii li ñuy lijjanti sotteegul këyit yi yow man dama am métit yow nit nga massa mais booy calme-toi booy xoolal
bul wekk côté bii defal ndànk baal affaire yi leer yow kiitu kër gi lépp booy dara sotteegul bu fi juddoo gum booy defal ndànk kii mënta juddu léegi booy wuy ma calme-toi saqaja makaja wasala kalmank lu may gis nii lan la xaar muy dem gauche muy dem droite day wax naata kii lu muy def nii bii daf ma gis sama biir bi di metti mu yërëm ma ñëw toog di mocc mocc lan kii ban xam-xam la am balay moccal ci ay maamam jógal laa la wax yow xanaa dangay xaru génnal fii Konaar naata kii yabuma yow yaa ma yab naata kii waxuma la woon bu mu duggati ci salon bi bay toog fii ñuy wax mu naan day am lu muy def bii di yow gis nga naan ma ay dafa donn ci maamam kii boppam bu ndaw bi lan moo ci xaj li la may chance mooy sama doom bii nga ëmb sinon dinaa la noq fii naata ba nga nagam une grande dame comme yow nga nekk fii bàyyi kii di nabbee sa biir bi duul waay naata nag yàqu naa nag gaan liggéey bu heure bi yàqaat lépp nii lépp màbb non noppul ci biti tëjal sa gémmiñ tey amoo pour wax yow da ngay bandi woo jëlal say bagage nga nokk ca xaj génn sama kër jëlal tëjal sa gémmiñ yow gis nga koñ bi yëpp bu ma la fi gisatee ci kaso bi ngay dee yow génnal kër gi waa yow Konaar naata dalaa metti ma ni su la mettee nga topp ci kaw yow bii di gisoo dem ci guddi nelawuma tey damaa xëy sama biir bi di ma waajee rey kii dugg si saal bi yërëm ma di ma moccal naata tëjal sa gémmiñ ñàkk classe bay bëgg a dee Bande. booy président amical war nañu wax ak moom quoi. booy yow wax jooju yaa ci des de booy gars yi fii xoolal ku fi toog booy sa bopp nga fi toogal ñaata temps gisoo ko ci fac bi. asa copain keroog réunion bi keroog ba ñuy fal bureau bi sa waay ak lu mu teg foofu yëpp pour man après sa waay day appliqué mais sa waay du sax envoyé texto kenn am benn information. gars yi dañuy affiché indo dawal kabaay gis nga li lay wax noonu ci réunion xoolal du lu ñu gëm. moo tax instant booy dama noppalu ci mbir mi de. wax ju bari ji laa dul mën. non sa waay kay gën waroon xool si ay mbiram quoi. wax ju bari ji laa dul mën booy. mais booy internet bi booy page boo mënti dugg booy des meurtre fii meurtre fële. booy man xam nga lan moo ma jaaxal. man sénégalais bi ma xamoon quoi mu baax yaru xam nga am hospitalité étranger yëpp bëgg di ñëw Sénégal. man des fois je me dis ñiy def acte yi est-ce que sax ay sénégalais lañ quoi. non man Sénégal léegi booy. comprendre de. comprendre nga xamoo benn affaire li jar na sax ñu def ndëpp national. non c'est sûr. booy débat télévisé campagne de sensibilisation parce que lii dafa war a jeex xool quoi nu mu dem dafa metti Julie. comment tu vas. ça va bien. yaa ngi ko daayal nii. booy yaa ngi koy neexal de. bàyyi tey yow. d'accord naa de. c'est nice. waaw ça va. Khadija. ci loo ne. comment tu vas. Modou. nice. ça va. oui ma. dama ñëw gunge bibliothèque dafa am lu ma war a récupérer et je peux pas y aller seul. kañ ñu dem. léegi waaw rafet na. ati. Aidé. ok Khadija. au revoir. allez bye. nam mën naa la de. écoute Julie. sois pas triste. xoolal lii bu ko jàppee dara. en tant que frère je te demande d'être patient. tu sais que yow Doudou yow la bëgg mais il se sent un peu trahi moo tax
mu doxalee nii quoi il a juste besoin un peu de temps tu vois. Dave loolu yëpp weddiwuma ko mais xam naa ni def naa ko lu ko metti mais tamit warul tax muy réagir nii ak man. si kanamu kii di ma toroxalee nii comme ça man jiwuma ko loolu. non ça y xoolal booy. foog nga comprendre affaire góor la xam nga rek ñun góor ñi des fois ñu nekk jaay rek xaw sag lu tuuti mais après tout yow xam nga ni du yow la bëgg n'est-ce pas léegi foog nga may quelque temps rek dégg man c'est sûr et certain que dina ñëw parce que xam naa ko sama commune su ma waxee ak moom après day wàcc. ak nu mu mënti demee daf ma war a comprendre lii ma def pour maag moom la pour maag moom kese moo tax ma def lii. en tout cas ça fait très mal. lan moo tax début sànq ba léegi waxoo. mais Doudou lan nga bëgg ma wax yow maa ngi la fekk nga toog ci kanam ku wetu ko jigéen yow Doudou kii lu mu la def yëpp si digg dëkk bi ngay nekk ak moom nii di toog ak moom si même banc je pensais que ne t'étais plus que ça. eh merde je te dis ay dimbali ma waay yow bu Juliette waxee jaar ni yow nga wax jaar na la mais je vous emmerde lan la du ma seen jouer ok. waa Doudou. eh merde je te dis duul. waa Doudou. je t'emmerde waa yow. mais yow man li may wax jëlewuma ko dara c'est que je suis juste jalouse loolu kese moo tax mais bul mer. da ngay gérer sa problème laa la wax nga bàyyi sama diggante ak Juliette sa yoon nekkul ok te na njëkk tay na mujj tay nga may wax yi dégg nga sa yoon nekkul ci sama diggante man ak Juliette ok merde waay yow. waa Doudou eh Doudou Doudou. ah Baydi soxna si jërëjëf kàddu yi rafet na ci li ñu tontu xanaa di sant yàlla rek Baydi dama bëgg nga téye sa soxna si ndax yàlla dafa wax ci alxuraan ni wa jaxala baynakum mawaddatan wa rahma diggante jabar ak jëkkër jigéen yërmande moo ko yore ak cofeel te ay doom juddu na judduwaat kon su ko defee nga téye sa soxna uuf ko yërëm ko tantam ji boo ko xoolee xam ni ku baax la soxna si na nga toog sa néegu sëy te xam ne jigéen taaram moom mooy sëy te soxna si xanaa xamuloo ni wujje bokk wërsëg la jigéen ñu baax ñëpp dañuy bëgg seen doom am doomu baay ndax bu seen doom màggee nekk jàmbaar su ko defee nga toog sa néegu sëy sa tante ji ku ko gis rek xam ni sëykat la ku baax la soo toppee ci ay tànkam benn jafe-jafe du am dégg nga ngeen góorgóorlu bay di loo mënoon ci góorgóorlu rek nga yokk ko dégg nga jërëjëf Imam maa ngi lay sant di la gërëm gis nga lii lu ma sàkk woon bu yàgg la te nii nga def su ko ñëpp doon def kon benn sëyu xale du am problème ndax sëyu xale nag mag ñi ñoo ciy jàpp man daal kontaan naa sama xol sedd na trop ci yow wax dëgg yàlla kontaan naa. Mariama vraiment kontaan naa ci li ngeen porté wul plainte ndax xam naa ni Charles moom su ñu ko tëjoon wala ñu jàpp ko man moom duma rëcc xam naa ni dinaa tëddaale merci beaucoup vraiment kontaan naa. yow kay Aïssatou fii moom ñun ñoo la war a remercier vraiment kontaan nañ trop ci yow bu duloon yow làmbaay dina ñaaw Charles na continuer du ñu menacer chantage yi gën a yokk yow moom mention spéciale. merci aussi si nit ñi boole loon mais ñooñu efficace nañ boo gisee lu ñu def Charles mais kooku est-ce que mi ngi dund ba tey. xam nga yéen photo rek ngeen gis mais Charles maa dem ba seen kër seeti ko. ah seeti nga ko. pardon. Aïssa da nga demoon ko ñu Charles. dama fa demoon juste pour kokkali ko gis nga Charles buñ ma woowoon léegi ne ma dee na duma ko weddi instant bi mi ngi ci diggante dund ak dee. ngeen ni ma lan. maa la wax lii. yow kii sonn na de. xoola maa fa dem yóbbul ko mbuusu fruit fekk sëram bi di ko saxal serel rek. rek lay lekk léegi. wuy sama te en plus mënul sax yëkkati loxo tëdd fa mu tëdd nag ne man lay menacer. te nag xoolal narul changé fit la am fit.
imam maa ngi lay jaajëfal bu baax taxawaay bi rafet na tante yow it maa ngi lay jaajëfal wax nga lu am solo muy sama digganteeg moom mi di Abibatu wax dëgg yàlla suñu jaar-jaar moom kenn nattable ko kon lii fi am ni gàcce la ci man sax li ci xew daal am na ay rëcc-rëcc yu bari yoo maa ngi koy réccu waaye nag lu mënta ñàkk xëy na suñu borom moo ko dogalee noonu di ñaan yàlla mu may ñu rek ba yi fi yàqu yépp dabuwaat ko defaraat lépp xam naa samay erreur te bëgg naa koo réparer incha allahu rabbi. man nag lii rek laa bëggoon comme lépp rafet na su ko defee man programme yi may xaar dafa bëri maa ngi ñëw yeewee ko defal leen ñaan bay di awee itam matu ko bay di yal na yàlla barkeel li ci yes yàlla na ci yàlla teg loxoom jërëjëf waay kon baax na soxna si Abibatu jërë ngeen jëf baax na jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërëjëf Abibatu lii laa la doon wax gis nga nit buy sëy dangay gumba tëx lu doo dégg doo gis te yow sax boo ufee sa doom ji di ko nàmpal ba jox ko sa ween bii ba mu reetaan la sa xel dina dem ci bay di mi wujje du dara boo ko wërsëg dong la bay di nag xam nga damaa waxoon ñëpp nag ne tudd biir néeg laa def xew ma nag moom damaa bëgg ñu wàcce ko ba zéro bon yow daal lii rek laa bëgg nee ma dat sàngam la loolu rek nga bëgg damay boroomi mbokk te sama doom ji damaa bëgg nga sagal ko yiir ko ndax nag xew mi du yomb de lépp lu nga xam ne su ma ko defee di ngeen bëgg rek pare naa pour def yaa wax lii xam nga lu ñuy def kaa jege soxna si xam naa namm nga ko ma dem rek daal di nax bébé bi merci tante yow doo lay saan naka mu nag ci loo rek namu naa la lu bari ndax yàlla nga def lu baax sax pour une fois de ta vie defe naa ni de boo doon def ay erreur ba reconnaître say erreur di def lépp pour racheter wu di dimbali nit yi yaakaar naa ni nga mën koo baal ndax yàlla sax sunu borom mi ñu sàkk buñ ko tooñee dañuy jéggal waxantuma laa nag ñun ay jaamam mais bon Charles moom dootuma ko permettre ati muy utiliser benn jigéen wala duma wax sax jigéen bépp doomu aadama duma ko permettre ati mu ne daf koy utiliser rien que pour atteindre ay objectif am jeex na tey te lépp bépp plan bu mu lal man dinaa ko laal li dëgg la incha allah waxtaan bi neex na mais maa ngi koy dagg foofu yow bu ko yàq bul yàq waxtaan bi yow tamit Aïssatou bul dem yow tamit bul yàq waxtaan waaw après dinaa la woo incha allah ok wax Aïssatou merci mais Juliette kañ ngay changer comportement ak kii yow kii ak lim la defaral yëpp bu fi ñëwee nga di ko toroxal parce que mënuma ko supporter kii à chaque fois su ma gisee kanamam bi rek sama vidéo papa bi day ñëw sama bopp bi neexul quand même. mais xanaa bu ko wan sax nga jéem a fàtte loolu man boo koy def yi damay rus sax. façon daal dinaa def ay effort. yow da nga soof trop billaahi. Depuis que may utiliser le lait ultra soin bio sama yaram moo ngi leer rafet te amul benn tache bouton wala réew. Le lait ultra soin bio est riche en extraits naturels de fruits et en actifs réparateurs. Il clarifie efficacement votre peau tout en hydratant et en protégeant. C'est la garantie d'une peau saine et sans imperfection. Le lait ultra soin bio fait de moi la plus belle. Contre les agressions de la peau et l'hyperpigmentation, les rides, les boutons et taches sur tout mon corps. Apportant ainsi élasticité, souplesse et jeunesse à votre peau grâce à ses propriétés anti-âge. Yéen tamit def leen ni ñun di leen di diwoo lait ultra soin bio moo leen di jox teint bu rafet ba pare foo dem ñu ràññee la ndax taar. Ultra soin bio à l'extrait de citron, carotte et d'argan pour tout type de peau.
soo bëggee sa bopp faw nga toppatoo sa yaram defar ba mu baax ak gamme de produits Précieux Perfect lépp li sama yaram soxla pour am teint bu naturel te leer moom rek lay utiliser. moo tax amatuma benn tache bouton réew wala koor boole koog di xeeñ lu neex. Def leen li man la gamme Précieux Perfect révélateur de teint à base d'acide de fruits pour une beauté parfaite. Un produit Rodi par Romtech 77 441 08 18. waay xool ko nee na day jàng di carrière moom. frère ziar naa la. delloo ziar. ci loo nekk. nice nii. gis nga dañu ci affaire examen yi yaa ma gën a xam. ok sinon. ça va tranquille. tranquille yaa ngi si jàmm. mais si sa mere naa la de. waaye lu xew lu ma defati. mais yow ñun nan la ñuy mën a jëlee def la suñu trésorier ñu ressortissant kaw la quoi yi boobu ba léegi amul benn liggéey boo def. mi ngi nii amical bi booy xam ne mënuñu leen loger ci campus bi dañ leen jëlal appartement c'est 2 mois ngi fay ñu. demee dañ leen war a génne. frère xoolal yéen a may comprendre xam nga cas bi ni mu fa demee sama yaay dafa feebaroon ba sonn dañ ko mujjee évacuer d'urgence à l'hôpital 2,5 millions yi ñu monsieur le maire subventionné woon moom laa jël def ko ci opération bi état am dafa critique woon te yéen a may comprendre yéen ay samay frères et sœurs xoolal dama koy liggéey te dara du senn ne vous en faites pas. mais je m'en fous di sa feebaru yaay. si ñun ñëpp la suñu yaay feebar. dañu jël suñu xaalis dénk la ko mais da ngay def tout ba delloo ñu ko instant bi dañoo soxla du ñu seetaan ñi génne suñu frères yi demee lañ leen war a génne duñ ko seetaan mais xaalisu mbooloo lañ la jox suñu xaalis te maa ngi nii ay problème nga bëgg indil ndax yow xam nga ne sa poste bi ñu ñoo xeex ba nga jël ko instant dañuy soxla suñu xaalis d'urgence boo mieux que nga lijjanti ko en tout cas leen laa la mën a xamal 1 semaine naa la may nga lijjanti suñu xaalis. frère maa ngi yow ba 1 semaine. ba fu ko raw suñu xaalis lañ soxla loolu la am lu ma la wax. lu waaj a mer na di. duggati naa ci lu ma xamatul Khadija rek leel ay Khadija lu ne yaa siy dugg. yow lan ngay def sama kër yow ñàkkoo jom. xaaral noqul génn ci biti nga ay xaaral. ndànk grand moo expliqué la defal ndànk ñu waxtaan entre góor. Papis 1 minute nga am du ko ëpp. d'accord am naa la wax lépp grand li fi xew yëpp góor nga bu doon keneen tamit xelam day ñaaw mais grand ci biti laa nekk di arrosé jékki-jékki dégg sa soxna daanu di bërëngu grand ci laa daw ñëw jël ko teg ko ci kaw fauteuil bi grand boo gisoon sa soxna état bi mu nekk dama sax war a remercier ndax bi ma ko moccee ba pare la calmé wu. mocc lan Papis foo jàngee mocc ñuy wax ngay duul naan ma moccal ko li may wax tey ngi nii. grand dafa ndànk man lii lu ma doon samay maam la du ma ko sax bëgg di wane ndax sama maam moo ko daan defal jigéenu biir yi boobu ba tey dama koy nëbbu ndax bëgguma ko def métier grand di jéggaluwaat bu baax a baax a baax ndax mosoo ma woon leneen lu dul mbaax. yow Papis bu loolu jàllee li ma la dencal ci kër gi moo bëri yow liggéey bu baax dafatoo ko ci kër gi Papis doo liggéey normal ñu ne déetawaay sukkay mi bi muy ñëw ci kër gi nekk xale bu xamul dara mais bi nga dugg see ci kër gi rek la changer comportement nga yàq ko yaxeet ëmbal ko lépp xam naa ko man ci kër gi laa nekk dofuma xam naa bu baax ni yow yaa ko ëmbaloon te li yàq biir bi génnoo ci
mais li ma la xamal mooy su koy di nga jël sa responsabilité ci moom di nga ko takk. grand maa ngi jéggulu ak lu mën a am man maay jégguluwaat bu baax a baax a baax a baax ndax bëgguma dara lu la naqari ci biir kër gi muy jóge ci man nee na grand man soutien de famille laa te sama liggéey bii bëgguma ko ñàkk te lu la naqari ci biir kër gi bis boo ma jëlee. bon doy na bref jógal nga dem li nga wax dégg naa ko naa ci bàyyi xel. grand ñu yaakaar ci man dafa bëri. waaw jégalu grand. ñuy caaxaan rek. Adou keroog bi ma lay dugal ci balcon bi sama yaay non jour boobu tout est resté. soo yollee ko bi yollee ko kaay fër laa def. mais heureusement mais jar na ko nag j'étais trop contente bi ma seet see billaay. mais quand même yow saa yu ma la soxlaa gis la donc. lii donc laa doon ñaan j'espère que ne dina gën a continuer on va vivre de très belles choses je suis trop bien dans tes bras. t'inquiète pas dinaa def ay effort. mais du sama tànk bi day metti doo ma ko bësal tuuti. mais lan moo tax nga capricieuse yow. jigéen day capricieuse sama yaa ma ko jàngal bësal ma. fan la. fii. yow doo nit sax. yaa mën a bës yaa jóge si góor. man daal lii laa bëgg. Juliette. bébé bësal fii. bébé. xam nga lan laa bëgg xaw ma loo fii def nga jël bu ma ne Khadija yow nga jël say mbuusu toile ak say nga génn ci biti fii amatoo fi dara. Khadija reste tranquille yow demal ne ba ma wax ak yow. xam nga yow laay waxal tu dégages on ne m'a vu. teggi ma sa loxo teggi ma sa loxo gis nga néeg bi sa baay moomu ko heure bu ma neex laay. man di nga demee la jël sa place teggi ma sa rek la yow am na sa problème. génnal néeg bi si biti. toogal. wala ma nokk la ba nga dugg. bu dee réew nga may jaay dama koy jënd ba bëri. sori ma. toogal. toogal. tooguma. kii day génn. nga bàyyi ngay cëppi cëppi caga bi nga doon. caga bi yow da yaay caga li nga bëggoon a am moom laa jël. mënoo noppi yow loxoom juróom. Juliette man ngay mbéj yow. da nga dof. caga yi ngeen doon yow moom may xaar ba nga laa seet. yow fan nga jëm. déglu ma lii yëpp yow la mënoon nga ko bàyyi mu installé wàññiwu la dara yow da nga compliqué trop quoi xaw ma dans quoi je me suis fourré quoi mais bon na nga toog fii nag parce que dinaa ko yóbbu mu ñibbi. waaw da ngay dem kon waaw na dem sax na dem jëlaale sa bagage yi bu fi bàyyi dara soof bay bëgg a dee duudu dootul duudu Juliette waaye duudu Khadija lay doon baax na si moom moom ma fande waaye fii dootu fi tegati tànkam soof bay bëgg a dee yàq na man sax sama jotaay bu neex bi ma nekkoon. si dama doon julli. Papis moo fi ñëw di wax ay waxu dof yu kenn xamul naan ma day yéegalu ay dama doon ci sama maam maa ko doon moo ca wax na ay waxam daal. mbaa baal nga ko. ah mbir neexul ba neexul de waaye am na lu mu xam de. damaa xam li ma doon yëg ma Papis tegee loxo ba def li muy def ba ni may waxee amatuma métit xam na dara de. quoi man Papis moom bu dul lii sax ay mbiram dama cee doyal sëkk Papis amul benn concentration ci kër gi. yaa koy comprendre rek yërëm ko te nga xam ne dafa am lu yaakaar ci moom te yow gis nga ne xale yi yaroobu Dakaaru day am lu ñuy xam kii xam na dara de. mbaa ko rek. dinaa ko daal mu dem man dinaa ci xalaat de toute façon promettre ma ko dara nag. loo naan. si merci. ah neexul. si merci.
xaw ma da nga mer xaw ma da nga ñàngal booy boo nga saxaar mais fii doo fi fanaan tey. lu leer lan laa la yëgal nanga ma bàyyi tranquillement yow naka te góor gu faible nga yow dootu góor gu ñàkk fayda nga gis su ma xamoon lii si yow du ma dugg si yow yow ndax li fi xew moo tax ngay réagir nii mais yow amoo looy def dinaan da ngay doxaan sama colocataire di ñëw ba suñu biir néeg dinaan yaa ngi fay fréquenté nga xam ne à tout moment mun naa dugg si yow da nga ma rusloo da nga ma gàcceel Doudou ak li ma def yëpp ndax yow teggi ma sa loxo amul problème fële moom doo fa fanaan bu yeboo nga taxaw nii je te raccompagne te mi ngi guddi nag. ma fay fanaan ak su ma fa dul fanaan sa yoon nekku si dama nga lijjanti sa Khadija moom kon ko moom nga nekkal léegi. mi ngi guddi tu te mets là Julie tu te mets là. Avec sa technologie Pro Laser X3, Elixir du bàyyi benn imperfection ci sa yaram day dindi lépp luy tache rides boutons cicatrices vergetures maanaam réew ci sa yaram ci diir bu gaaw te sa der day gën a rafet. La gamme Elixir, spécialement conçue pour rendre votre peau plus belle, douce, sans aucune imperfection. Scientifiquement formulé aux États-Unis et composé d'huile merveilleuse, le défrisant Perfective Mega Growth procure tous les bienfaits à vos cheveux. Pour de beaux cheveux forts et résistants, je choisis la gamme Perfective. Love Skin lait hydratant famille bi yëpp mooy mën a diw ak baax ci yaram. waa Kumba yow la gis ne boobu bi door a jàngi. gis nga chéri Kumba mii Love Skin bii mu tey ci loxo bi moo ko teree jeex. Love Skin. ma jeexal sunu dóobi moo xam mag wala ndaw góor wala jigéen ça nourrit ça répare et adoucit la peau ba pare jox la xet bu neex Love Skin lait hydratant Love Skin l'exceptionnel Love Skin